Merci DJ et bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum askanu Kébémer. Tey ñu nekk fii war a tàmbale marche bi buntu préfecture bu Kébémer marche bi nga xamante ne yaakaar naa fan yi yëpp boy na ci nopp waa Kébémer. ñu gis métitel bi nga xamante ne ñoo ngi koy métitel jigéen ñi fépp ci biir Sénégal ba tax na fépp ci Sénégal jigéen ñi jóg di ko xeex ne dafa doy Kébémer yi tamit bañ a des gannaaw Kébémer musta des gannaaw ba tax Kébémer ne it moom it am na fi ay jigéen comme ni mu amee ay jigéen fépp ci Sénégal kon fu ñuy xeex ak yelleefu jigéen Kébémer am na ci wareef fii ci Kébémer ñu taxawal benn kuréel gi ñu woowee réseau des femmes activistes du département boo déggee loolu mooy jigéen ñooñee nga xamante ne yemul ci commune Kébémer waaye ci département Kébémer yépp la bokk ñu ne ñoom li leen tax a jóg mooy xeex ak yelleefu jigéen ñi mettitel yi boom yi ak faat yi ñuy faat jigéen ñi ñëpp teg ni seen bët ba vraiment waa Kébémer yi tamit ne doy na tey bisu ajjuma ji jigéenu Kébémer yi jóg ne ñoom tamit dañuy dugg ci dëkk bi dox ñaxtu wax ak askanu Kébémer waaye wax ak askanu Sénégal xam lañ leen dégg-dégg ñoom it doyal nañ ca lii dafa war a jeex li war a jeex mooy mettitel yi ñuy mettitel jigéen ñi ci kër ya li war a jeex mooy liggéeyloo bi ñuy liggéeyloo xale yi li war a jeex mooy faat boobu nga xamante ne ñoo ngi koy faat jigéen ña li war a jeex mooy lépp li nga xamante ne ñoo ngi koy jël rek teg ko ci kaw deru jigéen yi moo xam ci kàddu la moo xam ci jëf la moo xam ci xel la jigéen ñëpp Kébémer réseau des femmes activistes du département ñu gis ne que ñëpp bokk nañ ci chef de service yi bokk nañ ca mère de famille yi bokk nañ ca ONG yi organisation yi ñëpp bokk ca jàngalekat yi ñëpp ci biir réseau bii réseau boobu moo fas yéene tey def benn marche ngir ñaxtu ñu jaarlee ko fi ñu ko war a jaarlee ba tey ñu gis police nekk fii di leen encadrer firndeel ne que jàmm rek la ñuy dox jàmm la ñuy dox ngir xeex ay bi nga xamante ne ñoo ngi leen koy teg depuis ay weeri weer mu am Tamba mu am ci dëkk yu bari fii ci Sénégal barki Dembo Njaay rek lañ faat Bintu Camara foofu ca Tamba
tey jigéen yi ne kat ni ñu faatee kooko ca Tamba mun na am fii Kébémer kon dañuy bokk ànd sensibiliser bokk ànd ñaxtu bokk ànd won suñu mettit won qu'effectivement suñuy xol metti na won que vraiment fu mu toll nii jigéen tamit tey amatul sax sañ-sañ yenn heures yi moom rek di dox ndax dañuy daal di xalaat ndaxam dañ ko sàccak ndaxam dañ ko agressé ak ndaxam dañ ko siif ndaxam dañ ko rey looloo war a jeex ba tey vraiment suñu yaay yi suñu bàjjen yi suñu sœur yi ñëpp mooy que loolee nga xamante ne ñoo ngi koy mettitel jigéen ña moo xam ci néegu sëy la moo xam sax ci xale yooyu tamit yi ñuy téye di leen liggéeyloo te fekk effectivement fayuñu leen li mu waree moo xam ñoo ñee nga xamante ne tamit ñoo ngi leen di sàkku waaye tamit mineurs yooyee nga xamante ne tamit vraiment ñoo ngi leen di exploiter rawatina aussi ñoo ñee ñu ñuy faat tey réseau des femmes activistes bu département de Kébémer décidé ne kat ñun dañuy daal di bokk ci xeex bi dañuy bokk ci xeex bi ndax loolu jeex et on verra ici ci banderole bi ñu bind ci dafa doy dafa doy tamit ñoo ngi fii Kébémer TV aussi di télé bi nga xamante ne moo nekk fii ci diwaanu Kébémer moom tamit ñëw na pour couvrir l'événement mais aussi presse nationale tamit ñëw jigéen ñi sol lu weex ñëpp jigéenu département bi jóg xeex li nga xamante ne siif sàcc harcèlement yi nga xamante ne ñoo ngi koy def jigéen ñi fii ci Sénégal Kébémer ñoom it tey ñu jóg ne dañ koy ñaxtu ba jigéen yi ñeen ñëpp dañ ne dafa doy jigéen yi du loolu ngeen wax dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy voilà dafa doy il faut que mu jeex li war a jeex mooy harcèlement yi li war a jeex mooy li ñuy liggéeyloo xale yi li war a jeex mooy li ñuy siif xale yi li war a jeex mooy loolee nga xamante ne muy méttit bu jigéen bi donc di dund ci biir këram ci biir sëyam li war a jeex mooy wax yu ñaaw yi nga xamante ne ñoo ngi koy teg ci deru jigéen ña li war a jeex mooy siif bi ñuy siif xale yi waaye li war a jeex it tamit mooy dóor yi nga xamante ne donc borom kër yaa ngi koy dóor seeni soxna ci kër yi li war a jeex mooy rawatina faat yi nga xamante ne ñoo ngi koy faat jigéen ñi ñu jàpp ne bari na ci ñi nga xamante ne parce que bi ñu demee bay laaj lan moo waral loolu am na ñi nga xamante ne lii tax ñi koy def mooy seeni soxla bopp la xëy na siif nañ xale bu jigéen bi ngir mën a assouvir donc ñoom seeni plaisir waaye am ba tam ñi ne sax ñoom li tax ñuy def loolu ndax jigéen yi dañu bari waaye bu jigéen yi baree ñun ñëpp ñu nangu ne donc jigéen ñi am nañ njariñ ci biir Sénégal kon ñooñee ñi nga xamante ne bari ba pare mais am njariñ ci Sénégal yaakaar naa war nañ leen protéger war nañ leen respecter war nañ leen jox seen wàccuwaay war nañ leen jox cër ndax jigéen ñi ñooy suñuy yaay jigéen ñi ñooy suñuy sœur te ñëpp xam exactement que tey vraiment yaakaar naa Lagon doy na. waaw dafa doy sëkk de. dafa doy Lagon. da xool ñooñu bi ñuy teg ci kaw jigéen ñi di leen agressé di leen rey di leen siif di leen violé loolu yëpp dafa war a jeex ba faaw. dafa war ma bàyyi la nga dem ba ci kanam. dafa war a jeex Lagon. waaw loolu lu am la de. ndax DJ dafa war a jeex ndax maa ngi koy wax sànq rek barki Dembo Ndiaye foofu ca Tambacounda vraiment Sénégal yëpp addina bi yëpp ñaawlu na li nga xamante ne donc am na fa te donc dina doon léeg-léeg ay mag léeg-léeg ci gën a métti tamit dafay daal di doon xale yi nga xamante ne vraiment ñu amoon avenir bu mag mais ñu daal di ko daal di dagg noonu ndax
rawatina soit ñu faat ko wa ila donc ñu yàqal ko addunaam yooyu yëpp ñoo ngi koy gis fii ci Sénégal te yooyu dafa war a jeex te ñu xam ne que fépp ci Sénégal donc nit ñi jigéen ñaa ngi koy xeex jigéen ñaa ngi koy marche ba tax na tey Kébémer ñoom itamit ñu ne kenn du dem ñu dem li nga xamante ne doon na lu am fulla doon na lu am fayda doon na lu am njariñ ci askan wi jigéenu Kébémer yi kenn du leen si jiitu may ñaan vraiment donc yéen jigéen yi ngeen tàccuwaat seen bopp encore nit ñi dégg xam ne vraiment donc yéen ci tali bi di ñaan dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy alors réseau des femmes activistes yaakaar naa képp kuy jigéen yaa ngi ci biir képp ki nga xamante ne tamit romb nañ la alors même bu fekkee commencé nañ avant yow sax mën ngaa ñëw bokk ci groupe bi parce que li ñuy xeex nii bépp jigéen ci biir àdduna bi bépp jigéen ci biir Afrique bépp jigéen ci biir département de Kébémer ci nga donc ñu gis ne que fii vraiment wax naa leen ko sànq mu am ay chef de service yi nga xamante ne vraiment ñoom ñëpp teew nañ fii parce que madame proviseur mi ngi fii gis nañ fi donc aussi SDADL donc madame Guèye gis fi tamit waa conseil départemental gis fi donc ay conseillers municipal gis fi aussi donc waa SCOFI ñu gis fi donc vraiment ay femmes yi nga xamante ne franchement tamit donc ñi nekk ci banques yi Samuel Latine gis nañ fi donc FADEC Nord Solidarité Internationale gis fi donc vraiment ñëpp ñi nga xamante ne ñii jóge Ngourane ñii jóge Géoul ñii jóge Mbengue moo koy teg jigéen ñi alors waaw comme ni mu ko waxee rek xeex ak ak yelleefu jigéen moo tax tey jii ñu war a ñëw ci mbir mi waxtaane ko pour mu jeex définitivement ci Sénégal. Voilà pour mu jeex définitivement ci Sénégal et j'avais dit tout à l'heure réseau des femmes activistes du département waxuñu de la commune mais du département taxawal fii ci Kébémer ñu xam ne la coordonnatrice doon Samuel Latine bi nga xamante ne moo nekk fii ci FADEC Ndiambour Samuela elle est là Samuela bu fekkee mën na maa jege Samuela ñëwal donc jege si ma ñu nga leeralal encore askan wi lu waral lii ndax yaakaar naa leen metti Samuela. waaw jërëjëf Aldo ñun jigéen yi jigéenu Sénégal parce que ñun ci Sénégal la ñu bokk di jigéenu tamit Kébémer am partenaire bu ñu jàppale ñu créé réseau des femmes activistes pour xeex lépp luy àq ak yeleefu doomu aadama rawatina jigéen yi ñu gis ni Sénégal léegi mbir mi dafa bëgg a nekk à la mode sàkku jigéen rey ko médital ko toroxal waa këram ñu ni nag ñun tamit waa Kébémer du ñu des ginnaaw dañuy bokk ci xeex bi dañ koy doxtu ñaxtu ko wax ñépp ni lii ñuy def jigéen metti na ndax képp ku juddu jigéen na la jur te loolu ku tiim jigéen def ko lu ñaaw ba pare rey ko toroxal njabootam loolu la ñuy xeex te dafa doy jigéen ñi ñeneen dafa doy voilà dafa doy jógee fii ñoom amee nañ mémorandum bi nga xamante ne dañ koy daal di donc jébbal monsieur le préfet ñëpp bu ñu defee noonu foog naa ne donc le président de la république son excellence monsieur Macky Sall tamit mi ngi daal di jël ay dogal yi nga xamante ne donc lu jëm ci yooyu waaye ñoom itamit nee nañ dëgg-dëgg li ñuy ñaxtu itamit li ñuy ñaan mooy que tamit kookee nga xamante ne def na lu ñaaw itamit que vraiment yoon teg ko loxo parce que tamit daan yooyu da ci am solo pour mën a décourager ñi nga xamante ne donc mooy ñi koy def et vraiment Kébémer tey wane na tag moom itamit lépp li nga xamante ne ñor na askanu Sénégal ñoom tamit am nañ ci wàll bi nga xamante ne donc war nañ ko ci jouer te looloo waral nii Samuela ak ay ñoñom donc daal di jóg ne donc dañuy daal di ñaxtu dañuy daal di jox kàddu gi ba léegi rek jigéen ñi parce que tey lii ñoom ñoo ko sooke lii ñoom ñoo ko amal lii ñoom ñoo gën a xam exactement donc njariñam dañ leen di jox kàddu gi rek ñoom itamit ba léegi rek ñu gën a leeral soxna si noo tudd. waaw man Fatou Kiné Fall laa tudd membre du réseau ñun nag xam nga yàgg nga muñ la ngay dund metti na waaye ànd ak mettit yooyu yëpp ñu continuer di jàpp suñu kër yi jàpp suñu doom
bi jàpp suñu borom kër yi di liggéey def li ñu war wante nag léegi dafa dem ba dafa gën a tar ndaxte nag muñ dëgg la wante muñ ba ñuy rey say doom soo yónnee sa doom ñu agressé ko yow soo yoree sa alal génn ñu dogaale la nangu ko suñu tasee yow siif la ba pare rey la loolu nag dafa ëpp ñu ne nag lu ëpp tuuru dëgg la nag gouvernement bi mi ngi ñuy protéger wante dañu bëgg mu yokk protection bi dañu bëgg mu jël daan yu sévère teg ko ci kaw defkatu ñaawteef yooyu ba lépp loo xamante ne xalaat na ko ci lu ñaaw bëgg koo teg jigéen doo ko mën a teg ndax su boobaa di nga am lu dafa doy ça suffit il faut que cela cesse. Ça suffit il faut que cela cesse Lagon. jaajëf. Lagon dafa doy faw mu jeex te yaakaar naa wax na lu am solo yi tamit xamante ne sant na ko jigéen ba tax na yaakaar naa bari na ci jigéen ñi nga xamante ne donc ñoo ngi koy doxalee ni ko l'islam santaane waaye yaakaar naa amul fenn fu l'islam ne tamit war nañ mettital jigéen Lagon amul fenn fu l'islam ne war nañ toroxal jigéen amul fenn fu l'islam ne tamit war nañ donc siif xale yu jigéen yi tey ñoo ngi gis vraiment ñu ànd ak ay élèves sax donc élèves yooyu tey ku bàyyi sa doom mu dem école xam nga ne midi lay wàcc bu midi jotee ba 13h gisoo ko sa xel dootul dal ndax yaa ngi xalaat ndaxam nit ci Sénégal yaakaar naa loolu la soxna Kiné wax léegi mu doon li nga xamante ne lu am solo tey nag ñu jóg ne non il faut que mu jeex jigéen yi réseau des femmes activistes du département ne ñoom tamit donc il faut que mu jeex soxna Ouli Kébé SCOFI nga am donc yow it kaddu yi nga xamante ne war nga ko donc dugal ci li nga xamante ne moom lañ xewle fii soxna. mental de la SCOFI en même temps réseau des femmes activistes du département de Kébémer man maay seen secrétaire di rafetlu li nga xam ne organiser nañ ko pour manifester li nga xam ni moom moo ñu metti li ñu metti lan la dañu gis ni ci Sénégal actuellement doo toog une semaine boo xam ni dégguloo ni agressé nañu jigéen wala ñu violé ko wala ñu rey ko loolu nag naqariñu moo tax tey ñu génn di ko ñaxtu ñun dañu nekk benn composante boo xam ne dañoo am solo ci société bi parce que ñun ñoo jur réew mi ñun ñooy yar réew mi kon bu ñu fi éliminer imaginer leen nan la réew mi di demee loolu moo tax tey ñuy ñaxtu on en a assez on en a marre de ces meurtres de ces viols et de ces agressions dañoo sonn nañu ñu bàyyee rey te dañ ciy profiter di interpeller le gouvernement parce que ñoom ñoo war a jël des mesures drastiques pour lijjanti problème bi dëgg la konte ni loolu doy na kon lii jóge na fi agité nañ la question de la peine de mort dinañ ko appliquer wala duñ ko appliquer ñun xamuñu ci dara parce que c'est pas notre rôle de toute façon c'est ce que l'islam a prôné yàlla li mu wax leer na ku rey nañ la rey bu ko defee ki nga xam ne dafa nar a rey bu xalaatee loolu dina bàyyi rey bi donc merci donc il faut que gouvernement Sénégal taxaw ci lii suñu autorité yi nga xam ne ñoom ñoo am possibilité àgg ci président Macky Sall ñi ngi leen di yóbbante lii président na jël des mesures drastiques ay mesures yu metti ay punitions yu metti teg ko ci nit ñi nga xam ni ñooy rey jigéen ñi di leen agresser ak di leen violer comme ça mbir mi ñu am ci yaakaar ni dina wàññeeku merci Aldo. vraiment gis nañ ne tey am na gox yu bari yi nga xamante ni donc jot na sukkandiku te ci jigéen ñi la jaaree xam naa ci dara xam nga ci dara alors vraiment ñuy mettital jigéen ñi soxna Rokhaya ñenn ñi ne li tax ñu koy def mooy dañuy daal di juste assouvir seen i propre plaisir waaye ñu dem ba ne nag wax bu gën a yées mooy que non yéen jigéen ñi da ngeen a bari moo tax il faut que ñu wàññi leen moo tax donc ñu leen di faat yaakaar naa soxna Rokhaya loolu métti na ci xol soxna Rokhaya nga bokk ca réseau départemental bi nga xamante ne donc des femmes activistes mu am message bu am solo bi nga fi war a wax. merci Aldo maa ngi nuyu population Kébémer yëpp di jiital tu nuyoo bi monsieur le préfet du département. di nuyu le maire et les conseillers municipaux di nuyu ñi fi nekk ñëpp partenaires au développement yi di rafetlu marche bi nga xam ne ñu ngi koy def tey wax dëgg yàlla bu ma doon sama sago ñëppay génn Kébémer ñëppay génn kenn du des waaye nag xañ na jot gee ko mayewul ñi fi nekk rek représenté nañ population Kébémer yëpp ñuy dox tey rek doxu ñaxtu parce que dañoo sonn jigéen ñi dañoo yàgg dund violence di ko noppiwaale ci biir kër yi tey dafa jot nag ñu yuuxu ko ci kaw ñëpp dégg ko parce que metti na
kenn ku nekk rek sa biir kër yaa ngi fay dund loo xam ne sañoo koo wax sax ci biti soo waxee ñu ne la sutura ak teraanga sutura ba kañ fi mu ne dafa doy parce que lu ëpp rek day tuuru ndax gis nañ ne léegi yematuñu sax ci yaay yi yematuñu ci mag ñi mais ci xale yu ndaw yi nañuy yem ci njagamaar yi nañuy yem di leen gàllankoor te ñoon ñooy avenir u suba kon nag dañoo bëgg ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci département bi di ay kilifa bu leen jëbalee mémorandum bi nga xam ne ñu ngi leen koy jéggal ñu yeggale ko ci kilifa yi ba nga xamante ne jigéen ñi am na lu leen metti ñu di ko ñaxtu ñu taxaw ci parce que kat gis nañ léegi ku ci def lu ñaaw buñ la tëjee boo amee ñetti fan ñu bàyyi la nga génn dellu defaat encore les mêmes choses donc il est temps qu'on arrête bureau yi tëj service yi tëj liggéeyukaay yëpp ñëw ànd ak jigéen ñi bokk ak ñoom parce que avant tout ñun ay jigéen lañu kon nag initiative bi nga xam ne réseau mi ngi koy def ñu ngi koy rafetlu organisation de femmes yëpp waroon dañoo teew wax dëgg yàlla bu la ñu wane ne ñun lii moo ñu metti lii la dund jigéen ñi lii la ñuy dund te dañ ko war a saafara il est temps que ñu sanctionné ñi nga xamante ne ñooy def ñaawteef yi gis nañ nag góor ñi tamit waroon nañ ci bokk jàppale jigéen ñi parce que lu jigéen ñi dund rek góor ñi la métit bu jigéen ñi def it góor ñi ñoo ko def kon waroon dem góor ñi accompagner jigéen ñi ci marché bi ba nga xamante ne kenn ku ne boo ci dugalee sa loxo rek solution bu ñu bëgg am dinañ ko am kon nag fi mu ne dañoo sonn doy na dafa pratiquement ñoo ngi ci kaw tali bi toll ak atelier donc Mbida alors vraiment di jublu HLM et ba léegi ñu ànd ak jigéen ñi nga xamante ne mooy les femmes activistes donc du département ñuy xeex li nga xamante ne mooy mettitel ak xorñoñal yi nga xamante ne ñoo ngi koy def jigéen ñi madame la proviseure est là Aminata Sy na ma jege s'il vous plaît am na plus de 200 wala 300 jigéen yi nga xamante ne xale yu jigéen yi nga xamante ne sa responsabilité lañ nekk yow tamit xam naa ne foo tëdd fu ne doo nelaw ndax sa élèves yi nga xamante ne donc moom nga yor ci lycée bi soxna Aminata Sy. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi nuyu ñëpp di Aldo merci waa je pense que comme ni nga ko waxee Aldo man en tant que proviseur du lycée de Kébémer sama majorité population scolaire nekk ay jigéen defe naa wareef la woon tey pour ma teew fii ndaxte seen kaaraange ci sama loxo la nekk. beneen affaire bi aussi je pense mooy mettital jigéen moom kenn mënu ko rafetlu y a rien qui peut excuser ce crime là donc ñun ñëpp dañu war a taxaw pour lii dakk bi ba faaw. et je pense que pour loolu dakk fii aussi gouvernement bi daf ci am rôle bu important bu mu war a jouer. Je pense que ñi ma jiitu wax nañ ko il faut que daan yi tar ba nga xam ni kenn dootul néeg a xool jigéen di ko teg lu metti loolu moom c'est un appel du pied qu'on lance au gouvernement du Sénégal mais je pense que aussi ñiy def violence aux femmes ci ay kër la ñu jógee parce que bu fekkee ne société bi wala réew mi mun nañ ko méngale ak bâtiment je pense que jigéen mooy fondement bi donc jigéen mooy yaay jigéen mooy sœur mooy lépp fondement société jigéen la donc bu nit génnee ci biti di def violence je pense que loolu nuyoo woon na ci biir kër yi moo tax beneen appel bi pour solution yi bi may lancé mooy ñu xoolaat suñu toogaay ci famille yi parce que famille moom mooy le premier maillon de la société donc ñu xool nan la ñuy yarewaat xale yi yar mag ñi góor ñi ak ñëpp pour ñu bàyyi li ñuy def jigéen ñi jërëjëf. donc monsieur le maire ñu bëgg donc kaddu yi nga xamante ne ñoo ngi ko fi wax yéen conseillère municipal yi fi nekk yi tamit su ngeen demee foofa ca mairie ba ngeen mën a toog donc ak kilifa bi wax ko kat ne am na li nga xamante ne mi ngi am jigéenu Kébémer métti lu nañ ko jigéenu Kébémer génn nañ def marche pour xeex loolu alors soxna Nafi ñu jox la kàddu gi yow tamit nga wax li nga xamante ne mooy sa yëg-yëg ci situation boobu. jërëjëf Aldo li am na solo lool mbooloo mi waa Kébémer ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp buñ sañoon nag mbedd mi tey kenn du am fi jaar buñ sañoon jigéen ñëpp ay génn parce que lii xeex bi xeexu jigéen la ñun ñëpp ñoo ko bokk xam nga ni jàpp sa doom jur ko ba yàlla def nga yaakaar ci mu am jëkkër ba am ay njaboot ñu fekk fa rend ko reyin bu ñaaw bëggoon koo siif xam nga loolu metti na les violences faites aux femmes dafa bare yaa ngi nekk sa néegu sëy bu guddee sa jëkkër fanaane laa xas ba bët set doo am foo ko jooye fanaane laa dóor ba bët set doo am foo ko jooye du la jox dépense du la jox loo xottee say waa kër jigéen ñi daw nañu ba sonn en tant que conseillère municipal présidente des femmes commerçantes trésorière adjointe du réseau maa ngi wax sama moromu jigéen nañ génn parce que lii metti na da ngay gis ku dem marché jaay ba bëccëg
la mu jaay ca lay dem dugge toggal waa këram seen jëkkër lu ñu am duñ ko joxe xamul nuñ koy def ndax góor moom dañ koy suturaal waa suturaal dafa ëpp dafa doy dimbali leen ku ñu reeti dañ ko rey dafa doy monsieur le maire moo nu yabal ñun ñëpp neewoon na ñëpp génn monsieur le maire am na ci métit ci lii neewoon na ñëpp génn am na ñu génn nag waaye ñun ñii ñoo ngi xeex pour lii te duñ ko bàyyi mukk duñ koy xeex ba ñu am satisfaction merci Aldo. Dans Cisco aussi chef Diouf vraiment jaajëfal la police Kébémeroise bi nga xamante ne donc mi ngi ñuy gunge di ñu encadré yi jàll et je pense que vraiment chauffeurs yi tamit dinañ am compréhension xam nañ ne que li ñuy dox ni lu am solo la et là c'est l'arrivée donc de Dame IF Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Kébémer moom itamit mu teg say doom ñoo ngi koy teg say sët ñoo ngi koy teg say jarbaat ñoo ngi koy teg say moroom te mu doon li nga xamante ne yaakaar naa yow it di nga ko métti lu bu baax a baax ba am kàddu yi nga xamante ne war nga ko cee rotal. waaw Aldo jërëjëf asalaamaaleykum askanu Kébémer département Kébémer ak li ko wër yëpp asalaamaaleykum waa réseau des femmes bi nga xam ne ñoo organisé tey marche bi macha allah asalaamaaleykum itam suñu jigéen ñi nga xam ne ñoo dox ñëw di métti lu lii nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ndax ñun ñëpp ay yaay lañu ndax dañuy wax ni la femme est la mère de l'humanité képp ku fi juddu rek jigéen la jur kon méttital yi nga xam ne itam ñu ngi koy def jigéen ñi ñu tey ñu koy xeex àndandoo ko réew mi yëpp dañuy bëgg rek li ñuy wax naan président de la république état mi ngi siy jàpp waaye jàpp bi dafa des dañoo bëgg ñu tëral benn loi boo xam ni day delluwaat ci li nga xam ne yàlla moom la santaane ku rey ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo loolu nañ ko tëral ndax buñ ci reyee kenn ñaar léegi dootuñu gis violence bi nga xam ne moom la ñuy def jigéen ñi méttital bi ñuy di méttital jigéen ñi xam nga rey bi am na harcèlement bi am na mais am na lu nekk ci biir loo xam ne moo gën a métteeti sax muy wàllu inceste yi ndax léegi da ngay nekk ak sa nijaay ci biir kër gi wala sa càmmiñ ci biir kër gi wala sa baay sax ci biir kër gi mu sàkku la kenn du ko wax danañ koy yëg de waaye dañ koy nëpp nëppal suñu nee nañ dem tribunal nga ni déedéet suñu nee nañu woote ca penc ma nga ni déedéet nëpp nëppal boobu nag mooy indi lu méttee métti ci xale bi nga xam ne def nañ ko mu dund bu méttee métti kon nag dañoo bëgg ñi nga xam ne ñooy autorité yi ñu jàllale kàddu jigéen ñii ni xam ne dafa doy méttital bi dafa doy nañ ko fay yemale ku rey nañ la rey ku sàcc nañu dagg sa loxo wasalaam. waaye li leer ba leer mooy ba léegi dégguñu fenn jigéen ñi faat nañ xale bu góor dégguñu fenn jigéen ñi siif nañ xale bu góor li ñuy dégg kay mooy góor ñi faat nañ xale bu jigéen góor ñi faat nañ siif nañ xale bu jigéen alors mu wóor ne donc yéen góor ñii yéen a waral loolu yëpp yéen góor ñii non ñoom ñoo donc ñi nga xamante ne ñooy mettitel jigéen ñi ba vraiment jigéen ñi bëgg a dégg góor bu wax góor bu mettitil affaire bi góor bu wax ne vraiment que tamit gouvernement bi war na cee jël donc ay dogal yu am solo grand salle ñu jox la kàddu gi. asalaamaaleykum Aldo maa ngi sant yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais di leen firndeel nii tey jii sax fi may waxe nii su ma sañoon sax jigéen lay doon ndax jéppi gu ma jéppi góor ñi su ma sañoon tey jigéen lay doon ndax jéppi gu ma jéppi góor ñi ndax wax dëgg yàlla ñaaw na fa ñaaw yem la commencé ndax it nag dama amul sañ-sañ rek waaye sama bëgg-bëgg moo doon tey ñu indil ma charia te buñ ma indilee charia li nga xam ne góor ñi ñu ngi koy def jigéen ñi képp ku ko ci def man nangu naa doon man ki nga xam ne buñ ma joxee fetal ma jàkkaarloo góor téere ci kawam loolu moom sama bàmmeel la tim di ko wax ndax dama metti ancien militaire la te su ma waxee ku ne dana xam góor gu def lu mel nii man nangu naa man suñ ko taxawalee ci au poto ñu jox ma fetal man dinaa ko fetal man kon lii metti na torop ba tax na gouvernement bi bala maa wax ak gouvernement dama naan les khalifes généraux laay wax damay lancer un appel les khalifes généraux ñoo waroon a taxaw ci ñu indil ñu charia fii ngir ñu mën a faj lii définitivement ndax Sénégal xam naa ni bis bu ñu yóbbu woon benn góor au poto fetal ko dina yéex a ñaar su ñaaree du ñett loolu moo koy réglé
ba tax na xalif généraux yi laay jëkk a lancé appel boobu te ñoom bu ñu waxoon dong li ñu bëgg day am ndax gouvernement bi dana ci rangé wu ñun pays islamique lañu nous sommes à 95% musulmans de telle sorte que lu mel nii yàlla moo ñu sant ñu jëlee leen fi waxi yàlla nag kenn du ko weddi yàlla nee na ku rey nit tey ko dañ laa war a rey kon waxi yàlla kenn waru ko mën a toxal maa ngi leen gërëm di leen sant di bokk yéen tiis bi di leen xamal ne nag li ma waxoon laay baamtuwaat su ma sañoon tey jigéen laay doon dootuma nekk góor ndax damaa sib jikkoy góor ñi alhamdulilah maa ngi sant. donc mu am li nga xamante ne tamit vraiment yow it war nga cee mën a sànni ay kàddu soxna si. asalaamaaleykum mbooloo mi Aldo jërëjëf maa ngi lay gërëm di la sant di nuyu jigéen ñi ñëpp di wax ni man la Seynabou Ndiaye responsable politique Médina lii fi xew ñu koy ñaxtu di ko jooytu képp kuy jigéen rek sa xol jeex na ci jigéen ñi nelawatunu guddi nelawatunu bëccëg ndax ku ci sa doom génn tànk ñëwul doo mën a nelaw doo mën a noppalu kon nag lii ñun ñëpp a ko war a jooy jigéen ñëpp ñoo ko war a métti lu ñoo ko war a jooy ndax métti na te buñ ko jooytuwul ñaxtu ko ci kanam rek lay jëm ci kanam la jëm kon nag ñoo ko war a xeex dindi ko fi ba mu dañ ñoo ngi ñaan ñëpp ñi nga xam ne si ñoonu war a jàppale ñu jàppale nu ba lii jóge fi métit wi jóge fi naqar wi jóge fi coono bi jóge fi ndax xale yi métti na jigéen ñi sonn nanu xale yi am nañu naqar am nañu métit xale yi bu nu génnee sax dañuy tiit seen fit yi dalatul seen yaay yi ñemeetun leen a yónni ñemeetunoo génn ñemeetunoo dem fenn kon nag ñoo ngi ñaan ñépp nañ ci jàpp ba lii dañ président de la république dana ci def kéemtalaay kàttanam te mi ngi ko ciy def incha allahu rabbi lépp dana saafara kon nag lii dafa doy na fi jeex dafa doy na fi jeex dafa doy na fi jeex jërë ngeen jëf. yow tamit donc bu ñu demee bay agressé bay siif ay xale yu jigéen tiit war nga kaa am yow tamit ndax am nga sous ta responsabilité ay xale yu jigéen ñu bari ñi nga xamante ne sa école donc la ñuy jàngee Maymuna ñu jox la kàddu gi yow tamit donc nga wax vraiment xalaat bi nga xamante ne am nga ko ci li nga xamante ne vraiment fan yi moo lëmbee Sénégal. jërëjëf Aldo comme niñ ko waxee rek ak ñi ma jiitu. man balaa may tàmbali dama naan dafa doy ndax violence dafa yàgg ak forme yu mën di am nag moo xam violence physique moo xam violence verbale moo xam violence sexuelle moo xam violence bépp bu ñu mën di dund jigéen ñi di ko dund kenn dund ko nag góor dund ko jigéen rek a koy dund kon nag foofu li may wax rek man en premier xëy na kenn du fajal sa bopp mais damay interpeller état bi mi ngi jël ay mesures mi ngi jël ay sanctions mais dañoo bëgg daan yi gën a tar na tar ba nga xamante ni képp ku ñu defati violence balaa nga koo def di nga ko seetaat parce que dama koy wax booy faj doo yërëm fekkoon jël nañ rek benn exemple xëy dëgg la li l'islam wax buñ ko doxaloon konoon duñ toll fi ñu toll ku rey ñu rey la mën nañoo dem ba ku defati violence ak ngay góor nañ ko tàpp dafa doy présenté élèves yi pour mu génne li nga xam ni moo nekk si dënnam sax rangooñam yi dafa dal si dënnam kon dañu war a xam ni mettit bi ëpp na ndax xale bi ñu ngi ko waxloo pour mu bëgg a wax li nga xam moo nekk ci xolam mais bi mu commencé di wax sax dënnam rangooñam yi dafa tuuru kon dafa doy suñu xale yi tiit nañu dafa doy parce que ñàkk sécurité bi conséquences yi mu mën a am ci jàngu xale bi mooy xale bu nekkee day jàng di tiit du mën a am concentration bi mu war a am ba li nga xamante ni moom la ko professeur bi di jàngal mu mën ko dékku kon dañu war a jàmmal xale yi si biir kër yi jàmmal leen si yoon wi sécuriser leen jigéen ñi ba ñu xam ni ñoom fi ñu jëm jàmm ak salaam lañ fay fekk suñu jàngee bu ñuy wàññeeku di ñibbi si tamit ci yoon bi jàmm ak salaam la ñuy àndal ñu ñëw mën a xool seen leçon yi ak xel mu dal jàng mën a réussir kon dama wax ni dafa doy. agression sexuelle yi donc vraiment major sa kàddu tamit dafay daal di doon lu am solo fii. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di balu ñëpp ak violence yi dañ koy retrouver fu nekk ci biir famille bi ci biir école yi ci biir daara yi ak fépp
en tout cas je dis que ça c'est une bonne initiative nii ñu ko defee nii rafet na àndandoo dox dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy dafa doy mosu leen a dégg ñu ne góor sàkku na jigéen tout le temps jigéen dañ koy sàkku rek ngeen di dégg dafa doy dafa doy dafa doy la violence faite aux femmes ça suffit ça suffit ça suffit merci. pour jigéenu Mbengeen yeeg jigéenu Kébémer ya alors soxna Ndiaye lii tamit mu doon li nga xamante ne yow tamit da nga koy mettitlu yow mii di maamu xale yi vraiment sa xel dadul daal di dal yow mii di maamu xale yi tamit yaakaar naa ngay dégg ñuy faat ay xale di leen sàkku loolu daf lay daal di metti ba tax na donc soxna Ndiaye ñuy xaar vraiment donc nga am kaddu yi nga xamante ne yaa ngi fiy rotal donc donne du pouvoir aux femmes si tu es un homme le message bu fekkee góor nga. bu fekkee góor nga joxal donc pouvoir donc jigéen bi Ibou Ndour wax ji woona la donc vraiment Sidi Pël wax ji woona leen Grand Alla wax ji woona leen Malick donc vraiment ñuy ñaan yéen góor ñi tamit donc dëgg-dëgg bis ni ki tey ngeen commencé dox donc seen i jabar yi cër ci kër ga waaye tamit donc ànd ak yërëm bi nga xamante ne da nga leen di yërëm Abdou Mbodj aussi voilà Abdou Mbodj le même message donc t'est adressé Soxna Ndiaye ñu toll fii ci route nationale bi ñu jox la kàddu yow tamit nga wax ci li nga xamante ne vraiment fan yii yëpp donc lëmbee na Sénégal. jërëjëf Aldo man Soxna Ndiaye Mbengue maamaru réseau bi waaye foog naa tey sama teewaay tey bii xam nga ndaw am na ko taxaw fii léegi tey Anta Seck bu Sagata moo fi waroon a ñëw waaye waa Sagata yabal na waa Sagata Colam Fall comité Colam Fall waa Colam Fall yabal nañ leen ñëw naa xoola nun lépp luy xeex lii ban ko war a xeex dafa yàgg ndax képp koo nga xam ne yaa ngi nootil jigéen baaxoo ndax jigéen ay sa yaay ndax bu jigéen amul woon du ñu judd jigéen gàncax la dañ ko war a jàpp war koo suuxat askan wi mën a sekk waaye boo reyee jigéen fan la askan wi sekkee nun suñ jëm bopp nag wax bi ñëpp wax laay wax nañ ñu jàppale gouvernement nañu jàppale mooy jigéen ñi ni leen def jaaruwul dañuy rey suñ doom yi dañuy jàngi bala noo tëdd bala noo añ noo ngi ni jàppale leen ci yoon wi dañuy jàng keemee di jàng fee di ñibbi si dañoo bëgg ni tey li ñu wax mooy ku rey nañu la rey ku sàcc nañ dagg sa loxo bu ko defoon kenn dootul reyee ku rey nañ la rey loolu la ne ñaan loolu la bëgg. to tey réseau des femmes activistes bu Kébémer daal di jóg dugg ci dëkk bi chauffeur Dembo Ndiaye bi ñuy def donc xale boobu ca Tamba ñoo ngi koy fàttaliku ba léegi mi ngi metti nit ñi te yaakaar naa loolu dafa war a jeex ñu nekk ak ay monitrices aussi ñoom it ñu am message bi nga xamante ne war nañ ko mën a lancer. national di leen wax ni leen violence yi ñu war a def jigéen ñi dafa war a doy parce que ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ak jigéen ñi dafa ko sori ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ak jigéen ñi dafa sori taan ak ñoom ñu ñuy wax seeni jafe-jafe ak li nga xam si moom la ñuy nekkee ci seen biir kër yi distance bee sori xam si moom la ñuy def ñun ñi nga xam si dañuy jàngal jigéen ñi chaque jour ñu ñuy wax li nga xam si mooy violence yi ñuy dund ci seen biir néegu sëy yi ak xale yi jigéen yi nga xam si dañ leen di violer di leen dóor ndax violence yi yamul ci ñu leen di dóor rek ak di leen rey ndax guddi sax dangay tëdd ak sa jëkkër mu fanaana laa wax lu bon ba bët set war laa jox dépense du la ko jox te doo xam fenn foo koy wutee jee fii na nii xale boo fi yónni sa xel du dal ndax boo yónnee xale boo génnee ñu dogale ko violé ko rey ko kon gouvernement bi dañoo war a jóg ñu xeex loolu jàppale jigéen ñi fii ku fi rayati ni dañ laa war a rey ndax àttab lislaam buñ ko defoon ba léegi si yëpp yu bari wàññeeku na ndax jigéen ñi ngi bëgg a dee jigéen ñaa ngi daw ndax seeni doom jigéen ñaa ngi daw di toppatoo seeni borom kër fu ñu toll di leen dóor di leen saaga di leen rey di leen wax ay wax yu bon kon loolu dafa doy ci agression war na laa donc tiital yow tamit nga am kàddu yu ngi ci war a rotal. waa Aldo sama xol dafa sedd li ma ciy wax lu mën a bari rek sama xol sedd na lool macha allah nu ñu génn ak koor gi ngeen ñuy baal ak ñun ñëpp baal ci weeru koor bi man li samay wax du ci bari parce que ñun dañoo war a jël sunuy matukaay waaw dañoo war a jël sunuy matukaay ñun jigéen ñi nekk ci ñun jigéen ñi nekk ci biir kër gi ñun góor ñi tooguñu ñun jigéen ñi ñooy toog nañu jël sunuy matukaay nañ jël sunuy matukaay ñun ñu jigéen ñi nga xam ne si ñun ñoo nekk ci kër yi ñooy jàppale suñu borom kër yi
non demul de. may wax ñun ñi nga xam si ñun ñoo nekk ci kër yi ñun ñoo yore kër yi daanaka ñun suñ borom kër yi tooguñu ñun ñoo nekk ci kër yi nañ jël suñuy matukaay dafa sonn nan ñun jigéen ñi sonn nan vraiment dafa doy sëkk dafa doy affaire bi dafa doy affaire bi dafa doy ndax lii moo wane ni Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar te fépp fu ku metti le rek ñëppay bokk ànd ak yow sa métit lii moom rafetlu nañ ko trop vraiment marche bi moom nekk na une réussite parce que bii mooy c'est la première fois ñu koy def réseau baa ngi doog a taxaw réseau bu bees la waaye mobilisation bi vraiment c'est une mobilisation de taille lii mooy wane ne que jigéen yi liñ leen di teg fan yi metti na leen te lii seen génn bi ak ci koor gi ak tàngoor bi ak naaj bu metti bi ma leen ciy baalu ak metti na torop mais ñoom xam nañ ni ça les concerne te mbir boo ci bokkee da nga ciy wane sa bopp lii wane jigéen yi wane nañ seen bopp tey ci li nga xamante ne moom lañ leen di mettital waaw moo tax ñëpp foo kàddu ku jël kàddu dafay naan dafa doy ñun ñoo leen jur de suñu ay doom lañu parce que képp ku jur jigéen na la jur waaye tey jii ñoom ñëpp fipp nañu nee nañu dafa doy te ku la wax dafa doy menacé na la jox na la ay mise en garde kon nag dafa doy waaw na ko ñëpp dégg. métital bi ñoo ngi dégg ci presse bi viol yi ñuy def xale yi jigéen yi sàkk yu bon yi ñu leen di def parce que képp koo sekkal te amul consentement viol la jigéen yaa ngi koy dund ci biir kër yi mais li nga xamante ne moo génn maanaam li ànd ak rey bi moo fës moo tax nit ñi nee nañ ñun moo tax ñu ne dafa doy xam nga bu nekkee sa biir kër ñu ne la am na ku ko wax sànq ñu naan la muñal di nga ko mën a muñ ci sa biir néegu sëy mais bu génnee ci biti laal say doom ay xale yu tuuti ay mineur xale yi nga xamante ne sa espoir yëpp ci nga leen teg ñu jàpp leen def leen lu ni mel dafa doy moo tax ñun ñëpp ñu métit lu loolu génn na tey jii pour wane suñu njàkkare suñu tiitange ak suñu métit sa lan ngeen di digal xale yu ndaw yi jigéen ñi. xale yu ndaw yi jigéen ñi dinañu continuer sax séance de sensibilisation yi dinañ def ay émission rajo dinañ génn ci école yi gën a waxtaan ak xale yi parce que ay xale lañu xale dafa soxla ku koy encadré xale dafa soxla kuy topp ci ginnaawam di wax naam jigéen ñi léegi amatuñu jot ndax ñu ngi jóg góor yaa ngi jóg léegi kenn toogatul ñëpp a ngi kër ci bu njëkk jigéen ñi dañ daan toog uuf njaboot gi da lay jaral sa nga ànd ak sa doom école toog fa ba mu wàcc nga tëye ci loxoom ñëw indi ko kër ga waaye léegi loolu jot boobu amatul xale yi dañoo war a jàng Sénégal askan wi dañoo war a jàng pour mën a yor seen réew ëllëg léegi nag bu ñu bàyyee jigéen yi dem di liggéey di daan seen doole na leen samba boy yi nga xam ne dañuy toog ci taatu garab yi liggéeyuñu may jàmm nañu liggéey yi président de la république def na ay projet yu bari bëgg na jàppale xale yi nañu bàyyi WhatsApp beeg xaw ma Facebook yi tey liggéey yi y a pas de sot métier même boo jëlee ay mbuus di jaay métier la nañu génn jaay bëgg am xaalis te bëggoo liggéey loolu moo indi lii xale yi nañu jóg liggéey surtout xale yu góor yi nañu liggéey xale yu jigéen yi nag dinañ am ak ñoom séance de travail dinañu wax ak ñoom nañu ñoom tamit bàyyi lu yomb lépp lu nekk à la mode ku nekk bëgg cee bokk ay téléphone laa bëgg iPhone laa bëgg iPad te sa parents yi amuñu moyen yooyu aussi bokk na ci li nga xamante ne ñun dinañ ko xeex ak ñoom dinañu bind mémorandum jox ko préfet mais dinañ bindaat beneen mémorandum jox ko préfet pour que xale yi nga xamante ne dañuy yor téléphone yu mag yooyu téléphone yu cher yooyu ci école yi ñu koy nangu ñu koy confisquer parce que loolu tamit bokk na ci liy indi musiba yi waaw. fàttali ñu tur bi ak kii. waaw man madame Ndiaye Samuel Latine man maay coordonnatrice réseau des femmes activistes de Kébémer waaw ONG FADEC Nord solidarité internationale ñoo ñu jàppale ñu taxawal ko am nañu maison de la femme bu nga xamante ne daanaka pare na dinañ ko inaugurer ci ay fan yu néew dina am boutique de droit dina am foo xamante ne jigéen ñi dinañ fa jooytoo seen métit dinañ fa am ay juriste yu fa ne di def consultation pour femmes yi ku ci am lu la metti ku ci am lu la nakari même bu dee góor sax ku ci am lu la metti lu la nakari ci sa biir kër balaa ngay indi violence demal ci boutique de droit dinañ la teg ci yoon dinañ liggéey en collaboration avec la police et la gendarmerie bu loolu amee bul ko fajal sa bopp demal ci boutique de droit boo bëggulee kenn xamal la boo demee ñu teg la ci yoon boole la ak ñi nga xamante ne ñoo lay àttal ñoo lay fajal sa problème ba mu set ba mu leer ba sa xol sedd te doo ci indi violence muy góor muy jigéen appel boobu nag laa doon bëgg a lancer
boutique de droit bi léegi mu ubbi maison de la femme bi léegi mu ubbi ku ci am sa métit demal boo ko fa jooytoo am na secret boo xamante ne dinañ la garder sa secret dinañ la fajal sa soxla dinañ la fajal sa métit te kenn du ko yëg maanaam këpp-këppal bi nëppal bi parce que loolu moo am Sénégal lu xew nit ñi dañuy bëgg a këpp-këppal bu mu jox bu mu jëm kaw parce que sama nawle yi sama nanga bi maison de la femme indil na leen loolu ni ngeen ko bëggee di ko nëppal ci seen biir kër yi maison de la femme mën na leen ko këppal teg ko nag ci yoon la nga xamante ne moom lañ ci war a dox dinañ ko ci jox ba mu mat sëkk ba fajal la sa problème te kenn du yëg. sonn ngeen na fi yem dafa doy sonn ngeen na fi yem dafa doy sonn ngeen dafa doy voilà merci ñu nekk ci njeexantal marche bi nga xam s'il vous plaît ñu am seen attention aussi on est devant l'autorité s'il vous plaît activiste de Kébémer donc ñoo ko amal madame le commissaire nga xam bu baax li nga xamante ne vraiment mu doon lu lëmbee Sénégal fan yi agression yi nga xamante ne ñoo ngi koy def à l'encontre national et le message fort alors le mémorandum maintenant bi damay sànni ay quelques mots de remerciement à l'endroit du préfet ndax moo fi teewal président de la République Macky Sall di nuyu di gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñëw nañ ci marche bi gis nañ ci femme conseillères yi gis nañu présidente groupement des femmes yi gis nañu élèves yi gis nañu vraiment waa police nit ñu taxawoo gis nañu tamit waa Croix-Rouge c'est vrai que fësaluñu seen teewaay mais ñu ngi ci suñu biir gis nañ journalistes yi presse bi ñëw na couvrir vraiment événement bi loolu dañ cee kontaan di gërëm ñëpp nag naaj bi dafa tàng moo tax bu ma duggee ci détail yu gërëmaate dafay naaj bi dafay gën a metti te jigéen ñi dañoo woor vraiment ngàcc ngaa la ma félicitations à vous yéen ñëpp ku nekk na tàccul boppam xam ne def na sacrifice xam ni xeex bi metti na la torop donc monsieur le préfet considérant la recrudescence de la criminalité et de la violence sous toutes ses formes au Sénégal, considérant les menaces notoires qui pèsent sur l'équilibre de la société sénégalaise, considérant les actions commises à l'égard de la personne humaine, en particulier des femmes et des enfants, considérant l'atteinte à l'intégrité physique des femmes et des filles devenues banales, considérant la prolifération des cas de meurtre et d'assassinat en milieu rural comme en milieu urbain, considérant les discours incendiaires dans l'espace politique et celui des réseaux sociaux, le réseau des femmes du département de Kébémer constate avec plein de regrets l'insécurité et l'instabilité sociale qui gangrènent notre société et appelle l'État à faire un diagnostic sans complaisance de la situation. À ce propos, nous recommandons, monsieur le préfet, l'application de la loi dans toute sa rigueur. La révision du code pénal dans l'optique de durcir les peines, sanctionnant le viol, le meurtre et l'assassinat. La criminalisation du viol. L'interdiction de la vente d'alcool à moindre coût. Le durcissement des conditions d'octroi de la grâce présidentielle. Le réseau des femmes du département de Kébémer présente ses doléances les plus attristées aux familles des victimes, des condoléances les plus attristées aux familles des victimes et prie pour que de pareils actes ignobles ne se produisent plus dans notre cher Sénégal. La coordinatrice, c'est un peu le fil, merci. Merci, très bien. Voilà, ñu jël kàddu gi jox ko donc monsieur le préfet gannaaw bi ko Samuel Latine liggéeyee donc le mémorandum ba remettre. Mesdames les femmes réseau du département de Kébémer, j'ai pris acte de votre mémorandum. Le message a été très pathétique et sachez que je transmettrai à qui de droit. Donc, sans faute, je vous remercie très sincèrement et au fond du cœur. Et pour vous libérer avec cette chaleur du mois de Ramadan, je vous remercie.
Merci, dame proviseur, merci à vous.